kon mel ni am na benn auditeur bu nekk ci ligne bi asalaamaaleykum asalaamaaleykum loolu dafa mel ni dégg ñu auditeur boobu. maaleykum salaam sëñ bi. salaamaaleykum. tur bi ak fay wootee sëñ bi. sëñ bi man la Maat Loum maa ngi lay woowee Gobaak ci Kaffrine. Maat Loum ñu ngi lay nuyu di nuyu Maat Loum. Maat ñu ngi lay nuyu bu baax Maat. maa ngi leen di nuyu rajo ci channel bi nga xam ne moom moo jokkoo ak yéen tax ma mën a am RFM. jërëjëf Maat. waaw yaakaar naa ne hôpital yi de faju mi métti na rawatina bii nga xamante ni moom moo nekk Kaffrine nga xamante ne man dama fay wuy ji rendez-vous yaakaar naa ne danaa fay daj lu nekk dem ci hôpital nekk fa 8h40 ma dem ci hôpital ba 2h ma soog fa jóge ko yaakaar naa ne foofa faju ay docteur yu doy yaakaar naa ne loolu am ko nit ñi dañuy ñëw nga gis malade boo xam ne war na ne kii mënut a toog sax ci baañ yi mais duñ jéem a jël kooku pour dugal ko ci biir faj ko foofu lay nekk bu demee ba nga xamante ni benn daanu na wala muy ficcu foofu ñi soog a jël dugal ci biir na état Sénégal gën a taxawu nit ñi te dafa am tamit leneen loo xam ne daf ñu jaaxal accident day am ba pare malade ñëw ñi indi ko ñi war koo dugal ñi nekk fa di ko négliger ba ay jafe-jafe di ci am ñuy tuur di deret ju bëri ci foofu yaakaar naa ne kon état Sénégal war naa gën a taxaw hôpital yi rawatina nag bu Kaffrine bi da ngay am sa malade sax yow nga ànd ak malade nga indi ko nga génn war a duggaat sax ñi ne la doo dugg te fekk yow yaa andi malade bi loolu bokk na ci jafe-jafe yi nga xamante ni ñoom ñoo am ci Kaffrine damay dem sax gardien yi di dem wax ne ma bàyyil hôpital bii ngay wax jafe-jafe yi ma ne leen du ma ko mën a bàyyee wax parce que jafe-jafe yi man dama koy dund damay faju ci hôpital yi samay doom di fi faju kon su ma gisee jafe-jafe yi dama koy wax nañ taxawu hôpital yi nit ñi sonn nañ torop gis nga hôpitalu Kaolack dama fa dundoon jafe-jafe boo xamante ni daf ma métti mooy dama fa yóbbu woon sa sama doom muy faju léegi ñi jël ña nga xamante ni ñoo nekkoon ca ko wàccee leen ci suuf léegi boo keroog ministre bi dafa waroon ñëw ñu ne su ministre bi ñëwee ñu ne ko dañoo manqué ay lal ñu bolante ñaari malade yu nekk ñu bolante leen ci benn lal ma ne su ministre bi ñëwee dama koy wax par ministre bi fekkul ma fa xam nga loolu nekk na loo xamante ni doy na waar yaakaar naa bu lal amee nañu wax ne lal am na waaye jël ñaari malade boole leen ne bu ministre bi ñëwee ñu ne ko dañoo manqué ay lal loolu nekk na loo xamante ni rafetut ñu nekk ci hôpital yi fajuñ ne nañ faj kontaan naa ci seen rajo bi nag bu baax a baax. jërëjëf Maat Loum jërëjëf ñi koy sant kay gërëm moom Maat Loum doon wootee foofa ca diwaanu Kaffrine bu amee keneen 88 628 14 15 88 628 14 15 ñu waxtaanee jafe-jafe l'hôpital yi ci Sénégal ba nga xamante ne askan wi bu ñu fajoo lu jafe lay doon ci ñoom asalaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi ñu ngi lay nuyu. mon frère El Hadj Malick Ka. El Hadj Malick ñu ngi lay nuyu bu baax di ziar. maa ngi lay nuyu di nuyu suma xarit Ablaye Diop di nuyu personnel RFM yëpp. ñu ngi lay fay jërëjëf. El Hadj. am na médecin yu baax de. yu jub yu déggu ku mel ne suma médecin Ban Birom Fall. am na yeneen médecin yi nga xam ne vraiment état bi jàngal leen jox leen ay bourse defal leen lépp ñoom bi ñu ñëwee toppatoo wuñ sax mbirum Sénégal seen mbirum poste la ñuy toppatoo parce que état lan la mën a fayal defal la lépp matériel ba pare yow nga dem ubbi ji ngeen ubbi yeneen clinique ngeen di faj foofu est-ce que loolu état est-ce que def na rôlam wala deful rôlam nit ki kay ñoo war a xam nga Afrique mais tamit problème bi est-ce que du jumtuwaay ci boppam l'hôpital bi fekkee ne jumtuwaay amu fa nan ngay fajoo fekkee ne tamit spécialiste amul nan la ñuy fajoo est-ce que problème du loolu la. hélas ñoo ko jënd ku wax diggantam ak yàlla état bi président de la République monsieur Macky Sall jiite lim def si santé amul benn président bu mës a jaar fii. il faut nit yi jël volontaire comme tubaab yi li ñuy def jël seen volontaire di faj nit yi ñu xool seen diggante ak yàlla tubaab yi gis nga classe ñoo ko jën juy julli de kon gum nañu diggante gum nañu démocrate gum nañu lu bari li nga xam ne ñun africains yi gumuñu ko lu tax yow africains yi nga xam ne dañuy jàng ay nekk ay médecins yu gën a mag ubbi ay clinique di faj ñi si nga xam ne gratuite comme ça ñoom bu ñu dee yàlla fay leen parce que fay yàlla moo gën a rëy loo gis àdduna te tubaab yi ñoom dañuy jël volontaires yi dëkk def te ñun dañuy taxaw di julli nee ne gum ne duñ def lu baax hélas ñoo ko jël
te tubaab yi ñoom dañuy jël di gumuñu yàlla te ñoom dañuy def lu baax il faut ñu jël volontaire ñu xool suñu diggante ak yàlla bu ñu waxee rek ñu ne affaire état def na nangam état lépp lu mu war a def si hôpitaux yi def na ko médecins yi ñoo war a xool seen diggante ak yàlla jël volontaire di faj nit yi. di leen gërëm di leen sant. jërëjëf ñu koy sant koy gërëm moom El Hadj Malick Ka doon wootee ca Foray boo amee keneen 88 628 14 asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw kay maa ngi leen fay. tur bi ak fay wootee. xaadimul Quran mawridi zamaan kitaabillah maa ngi woote Mbour. Souleymane di yoolu Mbour. jërëjëf ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Mbour yëpp di lay déglu. waaw kay. ñi jégalu ci moom dafa dagg du ñàkk mu dellu si waat ñuy jégalu bu baax a baax moom auditeur boobu doon woote ca Mbour bu amee keneen 88 628 14 15 salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah El Hadj. waaw sëñ bi. sa xarit la Adama Dieng. Adama ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay ñu ngi lay ziar bu baax. naka waa Touba ba ñëpp a ngi si jàmm. waaw ñu ngi sant bu baax. alhamdulilah ñu ngi ziar ñëpp. waaw jërëjëf El Hadj ñu ngi nuyu auditeurs yi RFM yëpp ñu nuyu nag sama mbokk Kajoor Kajoor yi. ñoom sama kaddu fekk ñëpp ci jàmm. vraiment li ngay waxtaanee am na solo trop mu système sanitaire bi. ndax wax dëgg yàlla kenn mënu wax ni amul ay jafe-jafe bien que nag nguur gi fi nekk ñu ngi def ay effort waaye nag daanu moom dajul sëpp te jàpp naa ni problème moom mënul ñàkk surtout nag ci hôpital yi. mais nag man d'abord may waxee rek mooy ci dëkk àll bi. parce que jàpp naa ne bu fekkee ci région yi sax mën nga ñëw am nañu ay hôpital waaye bu dee ci dëkk àll yi mën nga ñëw ay poste de santé ñoo fa nekk. bu ma jëlee prétexte rek ci commune bu Mérina Dakhar gi nga xamante ni xam naa fa lu bari 118 villages ñoo fa nekk te ñaari poste de santé ñoo fa nekk kon jàpp naa ni foofu moom wax dëgg yàlla faj ma sooxe na fa lool kon damay jàpp rek ni état bi tamit toujours war na góor ni def ay effort waaye gis nga métier faj moom métier jàngale ñoo yem du métier wut xaalis képp koo xamante ni dugg nga ci faj toujours da ngay bañ di jëlal xaalis parce que damaa déglu léegi seen invité ay RFM matin bi waaye ñoom li ëpp ci li ñuy kaas lépp rek seen intérêt yu jëm ci ñoom la xool ñu benn yoon système man rarement ngay dégg ay syndicalistes yi nangu ne jafe-jafe am na de moom day xaw ma kan mais moom nangu ne carrément ne jafe-jafe am na jumtuwaay bëgg nañ faj mais jom matériel yi amul ba nga xamante ne mënuñu def seen liggéey ci anam yi mu waree waaw waaye gis nga jàngale yow alaaj ñëw moo faj ñoo yem du métier wut xaalis boo ci duggee métier volontaire la comme Malick Ka waxee waaye syndicalistes yi ëpp ci li ñuy kaas doo dégg ñu kaas ci problème hôpital yi problème ba fa nekk waaye ñoom li ëpp ci li ñuy kaas mooy seen mbirum bopp seen mbirum fonction publique seen mbirum nangam ak nangam te loolu jàpp naa du doxal réew mi état bi nag dafa war a gën a góorgóorlu ba def ay effort ci mboolem hôpital yu mag yi lenn lu fay manqué moom warul am war nañ mën a fexe ba yokk poste de santé yi ci communes yi war nañ mën a fexe ba bépp département am benn hôpital par département ñu mën a am hôpital boo xamante ne hôpital bu mag lay doon comme hôpital niveau 3 bi nga xamante ni ñu ngi ko tabax fii ci Touba war nañ fexe mu yatt lool ci Sénégal waaye daal jafe-jafe moom kenn wutewul ni amut waaye nag wax dëgg yàlla ñu ngi koy wutal saafara moom jërëjëf ñu koy sant koy gërëm moom Adama Dieng doon wootee ca Touba bu amee keneen 88 628 14 15 88 628 14 15 ñu waxtaan tey wàllum jafe-jafe l'hôpital yi ngir mën a wàccoog seen liggéey ci anam yu mu waree ñàkkum jumtuwaay ñàkkum spécialiste ak nit ñu doy asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. na ngeen def. sant yàlla. maa ngi téléphoné Saint-Louis El Hadj Lamine Diagne. El Hadj Lamine Diagne ñu ngi nuyu waa Ndar yëpp. service santé laa nekkoon. depuis 40 ans. li ma ci xam mooy li xew hôpitaux yi nag moo xew ci enseignement. xaw ci sécurité ak transport yi yëpp dëgg-dëgg réew mi moo mel noonu boo ko seetee sax ci réew francophone yi ngay suivre àddina bi tane kii ñeneen ñi ci des tanewunu fépp yam privatisation bi nu def mooy yàq yëpp privatisation bi nag dafa war am limite lu demee na par exemple nit ñi sonn nañu trop boo demee hôpital pour opérer benn hernie étrangulaire wala benn appendicite mënuloo ko fa def il faut ñu laaj la 200 000 wala 300 000 am ñoo xam ni ñu ngi ci diggante ci yooyu yu demee noonu urgence yooyu dañu ko war programme à la place su xaalis bu bare bi 40 milliards yooyu ñu def ci bourse familiale yi naan ñu ngi ciy dimbalee ay néew doole yooyu dimbali leen ci hôpital moo gën hôpital yi fab ci au moins 20 millions def 20 milliards def ko ci wala CMI bi nag gisuma fi njëriñ à Saint-Louis man fi ma nekk gisuma fi njëriñam dama fi bëgg a inscrire sax samay ñu ma nekk sama kër wala ñeneen mais defuñu benn politique wu yëgal ko nit ñi dafa mel na dañu doyloo ci nit ñi ñu fi am lu demee na hôpitalu Saint-Louis moom wax nañu ko ba tey hôpital Saint-Louis am na ay problème yu bare problème bi mu amee fonctionnement gestion mais gannaaw gestion boobu
moom ci boppam maa ngi demandé directeur hôpital bi ak ministre de la santé de fexe ba diminuer ci stagiaires yi stagiaires yi ñu leen di contrôler assistants yi wala professeur agrégé yi dañu war surveiller amuñu temps ndax seen clinique wala université yi ñu leen di surveiller ay jëyee rek la ñuy def lu demee ne par exemple hôpital Saint-Louis bii man mii cas bu demee noonu sax am naa fracture bu ki de 12e vertèbre alors ñun y a rien mu continuer di métti bi ma demee Dakar grâce professeur Moussa Badiane agrégé en radiologie très assermenté alors moom ni ma y a une fracture donc en même temps aussi surtout El Hadji Malick Sy loolu dal na ko fi moom itam ba Louga la àkke ci ba danu ko mujj dafa mujj gaañu donc nu def attention ci stagiaires yi ci nekk na def si liggéey orthopédie mooy rajo bu passé rajo ba pare nu ko jox radiologue bi mu interprété waaye stagiaires yi di jéem làmbaatu di jéem a naan ñu ngi xool ba def ay erreur ay bêtises ba loolu di ci mujj loolu jërëjëf ñu ngi lay sant di ko gërëm jërëjëf ñu koy sant di koy gërëm moom Alaaji Lamine Diagne doon wootee ca Ndar 88 628 14 asalaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi. Sa Ndiogou Diène. waaw. Alaaji Xaaye Gueye la. Alaaji Xaaye ñu ngi lay nuyu bu baax. di ziar ñu ngi delloo ziar jërëjëf Alaaji Xaaye. mbirum faj mi de man li ma ci jàpp daal mooy ñi koy gérer muy docteur yeeg sage-femme yeeg ñooñu. ñoo war na def xam ni mbéccam jaamu yàlla la. maanaam li ma jàpp mooy mbirum xarmat mi ñu def daal nga xam affectation yu bëri sax boobu koy def ci région yi wala ci département yi ñoom dañ ciy indi ay gàllankoor te nag Sénégal rek du Dakar te nag bu fekkee dañuy service seen i bagages yi bëgg fee bàyyi dem ñoom du leen arrangé te néew nañ ñu ci yorul seen yëfi bopp di ci buñ jógee fee dem fee beneen faj mi ci àll bi ci communes yi communes yi ak yu ndawaan yi dafa am sew-sew bu ci ne ndax lépp képp koo xamante ni district sanitaire nga yor wala nga yor case de santé ci tutelu maire yi ca lay nekk fond de tension bi état bi joxe ci lañ war a jël absorbé leen fexeel ba mën caa dugal lañ ciy dugal loolu tamit na ko nit ñi bàyyi xel parce que état bi ville yi lay jéem a kii waaye yu dëkk-dëkkaa yu ndaw yi poste santé yeeg case santé yi moom il faut que maire bi moo koy gérer parce que loolu bokk na ci compétence transférée yi nga xamante ne ñoom amuñu doole tamit man ko ñoom amuñu doole mu leen mën a yoree problème bi tamit foofu la nekk parce que fekkee ne ñoom li ñu yor sax doyu leen boo ci bëggee teg leen yokk leen charge itam donc xam nga day gën a métti compétence transférée la état bi jël jox ko commune yi boo laajee commune ba mu ñëw ci yow da nga koy dugal da ngay jël ñetti programme benn bi mooy yow nga wuti partenaire yu ko def wala nga wut lu ko def wala nga génne sa alal def ko ci boo ko mënul jëru nga koy laaj beneen bi nga xam moo ci mujjut mooy état bi mu Sénégal bi mu xoolee xam ni mbirum santé moom cooxe na ci réew mi dafa indi lu ni bati suuf baa ngi fii ci réew mi dina fi def lu mooy ni moom minimum at te dañ ko jël par région jël ko par département nit ñi di fi dem loolu tamit moom xam gi mu ko xamata ak programme bi nga xam président Macky Sall vision bu rafet bi mu am ci Sénégal moo tax mu ni bati su teg ko fi fi mu ne waa Ndar dañuy ñëw waa Saint-Louis ñëw waa ku ne ñëw réseau bu ne am nga heure am kii boo xam boo ñëwee yow kese la ñuy jël ñu bind ko beneen bet ku ne xam na ni Falence des Ambi nekk na fi mais carte égale d'essence yi nga xam defal na ko les handicapés da ngay ñëw ci hôpitaux yi ñu am programme bi nga xam programme social bi la loolu tamit nañ ko bàyyi xel mais ku ne xam na ne série bi moom nekk na loo xam te ni Sénégal lañ ko war a xam parce que 3500 nga mën ci faj ak sa njaboot loolu amul fenn boo amee ordonnance boo amee 25000 ñu fay ko la 5000 francs loolu tamit état bi def na ko tula ale réew mi la li ma gëm daal ba gëm ko mooy état moom moo ko teene yam ak teen na ngay du koy fekk waaye du fekk kenn dañ bañ a yàq xel nit ñi parce que da ngay dikk wax dara programme santé wala programme état ñu ne noonu ko def naa yooyu dañ ñu bàyyi xel jërëjëf ñu koy sant di koy gërëm moom El Hadji Xaaye Gueye doon wootee kon fii ci Dakar doon joxe xalaatam ci waxtaan bi xam naa dañuy jox auditeur bu mujj rek laataa ñuy tàggu Ablaye bu amee kenn 88 628 14 15 88 628 14 15 ñu waxtaan tey jafe-jafe li l'hôpital yi ngir faju asalaamaaleykum maaleykum salaam soxna si ñu ngi lay nuyu maa ngi leen di fay Alaaji Ndiogou tur bi ak fay wootee damay leb tur bi nag baal ñu yëkkati baat bi rek ñu dégg la bu baax waaw damay leb tur bi ayca maa ngi nuyu waa RFM yëpp di la nuyu yow di la ziar di nuyu auditeurs yëpp waa di wax ne Alaaji Ndiogou nit ñi ni ñu feebaree noonu la hôpital yi feebaree man xam nga lan moo ma gën a metti Alaaji Ndiogou da ngay feebar nga dem hôpital médecin bi consulté la ne la yow mii de il faut nga def analyse bi wala rajo bi pour ma xam lan moo la dal nga dem fa ñuy defee analyse bi wala rajo bi ñu ne la jox nañ la rendez-vous 2 mois loolu est-ce que normal na yow balaa 2 mois yooyu mbaa doo dee loolu lu ma metti la vraiment
loolu daal war nañoo yokk rajo yi. war nañoo yokk wala nga dem ñun la dafa paan parce que dina paan parce que rajo bu war a def bu war a jël 10 personnes. ñu def ci 40 personnes parce que doyul. war nañ koo dolli war nañ yokk matériel yi. yokk rajo yi. te yàlla ñu yërëm nit ñi ngir yàlla ministre bi na yokk rajo yi. ak kii nit ñi war a jumtukaay yi nit ñi war a fajoo. loolu daal war nañu cee dimbali daal. jërëjëf am na solo jërëjëf ñu koy sant koy gërëm moom soxna soosu doon woote joxe xalaatam mu nekkoon suñu auditrice bu mujj di gërëm Abdoulaye Diop mi naan doon ci machine bi léegi kon Mamadou Mouhamed Ndiaye moo fi teew ngir professeur Lamane Mbaye tey di talaata Mouhamed ñu ngi lay nuyu. mënoon naa la bàyyi nga doxal rek. doxale rek doxale rek ak professeur. ñu ngi koy nuyu moom tey professeur di koy ziar baax moom professeur Lamane. professeur. c'est mon frère maa ngi ziar bu baax. ñu delloo ziar bu bëri tur wi ñu koy wooyee fii dama koo sañu ta wax. ëpp naa def de. waaye comme xam nga moom dafa maandu goo xam ne. kooku kan El Hadj. El Hadj Ndiogou Diène. ah mais xam nga kooku nag mooy borom Pout. ah dëgg la. kooku xam nga maamam ak sama maam dañu àndoon góor gi Mbay Jenn bu Kébémer mooy maamam. dëgg la kon day professeur war nga koo xam. nay gi mu nekk kay lañ xamul lu ko sabab. koo wax Alaaji Mbay Jenn ci Kébémer papay Sadeex ak Alaaji Jenn ñoom ak maam ay sat. macha allah. kooku joxoon sama maam Ndey Saar. ndeysaan. muy góor goo xam ni bi muy ñëw def na fa commerce. gis nga maison de commerce yi nga daan dégg Mohamed Ndiaye. waaw. dinañ ñëw ci benn bis ñu ñëw ci mooy Morele Prom Chavanel fils yooyu commerce yooyu moom la nekkoon ak tubaab. ndeysaan. ba liggéey ceeg naar yi ba toog Kébémer am fa njaboot. ba tey ji njabootam nga fa muy nit ku baax koo xam ni. jërëjëf nit ku gore. ndeysaan. kooku mooy maam El Hadj Ndiogou Diène. jërëjëf professeur jërëjëf kontaan nañ jërëjëf. bu ñu boolee rek dig ma gis. incha allah naa leen boole incha allah macha allah. waaye professeur de xam naa ko moom. jërëjëf professeur. waaye woowu Youssou Ndour way de bu ko Ndiogou jëlee kenn du dese lenn nay daala ko yàq. mayul de. yii. ne ko njënd bu ne amul. maa ngi lay nuyu bu baax a baax professeur. mais Mohamed maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar. gërëm ko moom El Hadj Ndiogou Diène gërëm it auditeurs yi mu àndaloon ci waxtaan wi. jërëjëf. gis nga dama dégg Abdoulaye Diop dugal benn bàkk. waaw. gis nga noonu. ah. xam nga lii dafay wane fan la ñu jëm ci xamle tey mu di ci biir soldat si. mais loolu Mamadou Mohamed Ndiaye. bàkk boobu nag bu jibee de am nañu ko moom de. waaw. xam nga kii ñuy waxtaane tey ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci yonent bu tedd bi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. sant suñu ñaari waajur di ñaanal sénégalais yëpp. di ñaanal ñëpp di sant bu baax auditeurs rajo Futurs Médias fii ci Sénégal ak ci bitim réew. jërëjëf. ñu ngi jëm tey nag ci koo xam ni ci armée Sénégal capitaine Mbaye Diagne lañu koy wax. capitaine Mbaye Diagne. capitaine Mbaye Diagne nag Mamadou Mohamed Ndiaye dafay koo xam ni jar naa xamle. ndax fii ci réew mi am na bàkk wu mu fi am waaye nag bàkk wi gën a rëy mi ngi ko am bitim réew. capitaine Mbaye Diagne mooy soldat bu mag boobu nga xam ni génocide rwandais bi amoon en 1994 ca nga xam ni daanaka million doomu aadama ñàkk nañ ci seen bakkan. bokkoon na ci nga xam ni soldat si nga xam ni ci àddina bi moom lañ ci gën a ràññeeku. liñ tax ñu gën koo ràññee dem nañ ba nga xam ni Nations Unies déjee nañ ko journée internationale des casques bleus. loolu. jàmbaar koy dégg. du lu ndaw. capitaine Mbaye Diagne dem na ba nga xam ne am na médaille bu ñu ko tuddee. kooku yaakaar naa ni du lu ndaw. mi ngi génn àddina ci 31 mai 94 en plein cœur du génocide ca Kigali. waaye nag mu doon koo xam ni Paul Kagame mii nga xam ni moo nekk président de la République tey Rwanda. wax na ci moom kàddu yoo xam ne kàddu yu daw yaram ndax 2010 daf ko jox prix bi ñuy wax prix Umurinzi. prix Umurinzi bi ñu ko joxee daf ni ko pour votre bravoure et votre sacrifice pendant le génocide de 1994 et pour montrer au monde la vraie signification de l'Ubuntu africain. Le peuple rwandais vous sera toujours endetté. xam nga loolu ku ñu ko bindal wax la ne la réew mi duñ la mën a fay mukk jàddina ba pare jël nit koo xam ni nit ku mat la muy Ubuntu nit koo xam ni gentleman lay doon ci wàllu taarix ak aada ak cosaan ak lépp muy nit ku mat mu ne ko yow kook nga bokk. xamal ko ni ko ñun duñ la mën a fay mukk waaye nag daf ko jëf ndax bi nga xam ne le 7 avril 1994 premier ministre de transition Agathe sauvé na ko. rajo Mille Collines dafa wax ni ginnaaw yàlla Mbaye Diagne moo tax ñu sauvé kooku. Mbaye Diagne Mamadou Mbaye Diagne sauvé na plus de 800 personnes
800 personnes yoo xam ni moom moo tax daanaka boolewuñ leen ci génocide bi da doon jël sax en dehors du mandat des Nations Unies dem di jël ay prisonniers di leen rawale di romb dégg nga maam soldats yi fi nga xam ne fi lañ ñëwoon fi ngay yem mu di ko romb pour di rawale nit ñi dem na bay def ay échange prisonniers pour que jàmm jël parti ci zone boobu. waaw loolu kooku dem na ba nga xam ni le général canadien Roméo Dallaire nga xam ni moo nekkoon ancien commandant en chef de la MINUSMA xam nga lu mu wax ci moom. Il était le plus courageux de tous. Tous ceux qui l'ont croisé à Kigali pendant le génocide seede nañ ni Mbaye Diagne amu ci kenn kum ci yamaloon ci wàllu fit ci wàllu xel ak wàllu bëgg doomu aadama. ak njàmbaar. ak njàmbaar. ba pare li ci gën a doy waar benn journaliste anglais bu tudd Mark Doyle xam nga lu mu wax daf ni je n'ose imaginer ce que le monde aurait dit de lui si ce héros avait été un blanc mu ni moom bu fekkoon ni Mbaye Diagne nit ku weex la mun du mën a natt kàddu yi nga xam ni ci mbaax ak kàddu yi nga xam ni ci jàmbaar dinañ ko teg waaye xëy na li mu nit ku ñuul am na lu bari lu mu wàññi ci moom loolu yaakaar naa ni moom du Mbaye Ndiaye kooku ku jar a xam la soxnaam benn soxna la bàyyi ak ñetti doom waaye ñoom itam ñu nekk ay jàmbaar ndax Radio France Internationale interview na jabaram mu wax ci moom kàddu yu daw yaram kàddu yu yéeme yoo xam ni yaakaar naa ne Mbaye Diagne dafa nekkoon nit ku baax. mu nekk nag koo xam ni kokki la juddoo nag aussi nag. waaw xam nga nag boor boobu dañuy nit yi xam-xam di nit ma ñuy nuyu baax sama xarit le professeur Massamba Gueye. di sa xarit yooyu itam. dëkk kokki xam nga kokki njaga. bàyyi la ci man ma ne ko bàyyi la ci man. gis nga mi ngi noonu kokki nag ay jàmbaar dañ fa yàgg jóge nag. moo tax Mbaye Diagne nekk koo xam ni yaakaar naa ni tey boo demee Rwanda am na ay li ñu ko tuddee. boo demee Rwanda tey ji am na ay place yoo xam ne Mbaye Diagne lañ ko tuddee. capitaine Mbaye Diagne. xam nga loolu dafa am solo. tey ji dafay mel ni Ousmane Sembène boo demee Burkina Faso am na lu bari loo xam ne ay mandarga boo demee Sembène Ousmane ngay gis ñu di ko bind. te wax naa la fi benn bis ci émission la rafet na suñu rue yi ak suñu avenue yi am ci tur yoo xam ne nag naam ñu baax lañu waaye nag am na ay sénégalais yoo xam ne def nañ jàmbaar goo xam ni yaakaar naa ni mën nañ leen a tudde nag ay rue ci de avenue ndax Mbaye Diagne ñi am na lu mérité ci réew mi. ñu bëri ñi déglu xamle li bëgg nañoo xam maanaam dafa faatu ci toolu xare wala ci nan ndax ne nga ma ci weeru mai la faatu ca ma nga faatoo ca Rwanda mais ci yan anam. waaw xam nga boobu le 31 mai 1994. dafa nekkoon ci benn checkpoint gouvernemental. ci oto boo xam ni couleur Nations Unies moo ci nekkoon. alors foofu nag le benn obus benn li ñuy wax mortier ci la éclaté. alors léegi nag bi mu éclaté fekk na moom mi ngi ci biir donc oto bi loolu moo ko rey donc moom foofu la dee ci sur le terrain. ci toolu xare mi ngi noonu. ci toolu xare bi la dee donc yaakaar naa ni Mbaye Diagne et puis li gën a doy waar mooy ses qualités de négociateur moom la Nations Unies wax Nations Unies nee nañu mosuñoo gis ku mën a négocier ku mel noonu xam nga dañuy wax ni on ne lutte pas par le cœur on lutte par la tête. dafa am foo xam ne xel ak xalaat mooy dem waaye du doole moom bokkoon na ci ñi nga xam ni yàlla mayoon na ko force boobu mu dimbali ci ay xale yu ndaw yoo xam ne moo leen sauvé li mu dimbali ci ay jigéen ñoo xam ne demoon nañ leen ba leen di rey nee naa la 800 personnes ëpp na ko moom moo leen sauvé ki nga nekkoon premier ministre de transition le 7 avril 1994 muy Agathe Uwilimiana moom moo ko sauvé des extrémistes hutus kooku yaakaar naa ni defal na ko Sénégal waaye defal na ko Afrique loolu lu yéeme la vraiment échange yi ñu doon def entre le camp gouvernemental et le front patriotique rwandais moom Mbaye Diagne moo ko doon def kon mel noonu bu ñu demee ba Paul Kagame président de la République jël ay kàddu yu toll noonu teg ko ci sénégalais kooku yaakaar naa ni Mamadou Manan Ndiaye jar naa nag tuddee dara jar naa mandargaal lu rëy ci réew mi ndax mérité na ko. jar naa immortalisé. laaj bi mooy soldats yi Sénégal yi seen engagement kenn amul loo ciy lam-laame mais tey lan la ñu war a jàngee ci capitaine Mbaye Diagne ñoom ñi nekk ci l'armée bi. man li ma ci mën a jàng rek mooy maanaam gis nga bu ñu demee ba xel yi jaxasoo. bu ñu demee ba xel yi nëx parce que réew mi fi ne foo dégg daanaka saagante waxante lu ñaaw dafa jar léegi nag télé ak rajo yi ñu jël ñu mel ni ñii di leen dégtal xale yi parce que xale yi lii lañ bëgg a dégg lii lañu war a dégg. parce que ëllëg a tax parce que bu ñu demee ba dégg ay saaga dégg ay wax yu ñaaw di ko seetaan ci télé bi di ko dégg ci rajo bi am na benn kilifa xam nga lu ma wax moom du mën a njaay
ni ma lu bari dootuma ko dégg ne ko tax mu ne ma bëgguma dégg lu ñaaw ci dama ko mën a faj xam nga loolu dafa metti mais jàmbaar ju mel nii wala li ñu waxoon ci góor gi Mor Masamba Jéeri Jeng wala ñu wax ko ci Seydil Xawmi wala ñu wax ko ci maam Cheikh Ibrahima Fall koo xam ni Mamadou Mamen Ndiaye dem na ba ni lépp loo xam ne sama ñaq mën na ma ko may jomb naa koo ñaan yàlla wëlbati ko waat ni lépp loo amu xas na nga fexe ba am ci woy loolu gone goo ko dugal ci boppam mais jom lay demee Baye Fall yaa ngi yëngu Baye Fall yaa ngi yëngu nee nañu faaw ñu wax ci maam Cheikh Ibrahima Fall. dañ ci def émission bu mag. danañ ci wax ci xamle préparé ñaari émission yu mag yoo xam ne danañ dem Tivaouane. danañ dem dégg nga maam Kaolack ci Niassène yi. dinañ ñëwaat Ndakaaru ci waa kër maam Limaamu waaye dinañu def nag ci maam Cheikh na Cheikh Sadbou. le Cheikh des deux rives kooku danañ def ci moom Xayatu Chérif. danañ def ci moom émission bu mag boo xam ni. yaakaar naa ne Mamadou Mamen Ndiaye loolu dafa dana yéeme trop. wolof yi nee na dinañ ñëw ci maam Cheikh Ibrahima Fall dinañ def ci émission spéciale ci moom. waaye dinañ ñëw ci jàngu bi nag ndax Sénégal tam xam nga ni pays la bu ubbeeku bu mel noonu. defoon nañ ci cardinal Hyacinthe Thiandoum di nuyu bu baax abbé Jacques abbé Noël. nga xam ni moo ñu joxoon information yu bëri ci moom. danañ dem ba Casamance wax ci li nga xam ne mooy Sénégal parce que loolu mooy réew mi. très bien réew mi dafa soxla discours boo xam ni. non daa soxla ñu xam suñu bopp rek. mais loolu mooy yoon. ma ne ko daa soxla ñu xam suñu bopp rek. pour faire simple pour géwël bu lonaas bi loolu la may wax ni ma ne ko am réew mi dafa am discours bu mu soxla. dafa am discours boo xam ni Mamadou Mamen Ndiaye nit ñi bëgguñu koo dégg bëgguñu koo gis parce que sénégalais noppi garmi lañ yor. bu ñu sañoon lu baax rek la ñuy dégg te am na loo xam ne bu duggee ci saw mi dañ ko war a génne nit ñi lu baax lañ bëgg a dégg lu baax lañ bëgg a gis loolu nag mooy sénégalais parce que sëñ Touba mi nga xam ne suñu yaakaar te ëllëg bañ ko waxee jàmm dana gisuma lu ko gën fii ak fanu jëm jàmm mooy lépp te am na yoo xam ne nag ji boo jëmu ci jàmm noo ko jàmm moo jara ñaan jërëjëf professeur yëpp tey jii koo xaañoon boo demee këram wala nga dem ngénte wala ceeb da nga fay fekk mbokkam koo xaañoon hôpital mbokkam ngay fekk Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar depuis plusieurs décennies depuis plusieurs siècles Sénégal dafa amoon avance longueur d'avance bu mag a mag longueur boobu li ko may nag mooy tey ji le cousinage à plaisanterie mooy bokk ndey bokk baay mooy séeréer beeg tukulóor beeg mooy jaw géy Seck Fay mooy Njaay Jóob donc loolu dafa nekk des ciments yoo xam ne suñu société bi dafa am ay valeurs yoo xam ne bu nu ko ñàkk te mag ñi bu nu gër a gore mag ñi liggéey nañu liggéey boo xam ni dañ ko teg suñu loxo ñun nous avons le droit comme ni ko Massamba Gueye di waxee def la transition def te ci jox ko ñoo xam ne ñooy ñiy ñëw waaye bu ñu yàqee lii mais dara du ko jar. maa ngi lay gërëm bu baax a baax professeur. ma lay sant bu baax. kontaan naa trop jërëjëf ci xamle.